الله بالمصطفى سنديدي الله وبخليلك إبراهيم يا الله بالمصطفى سنديدي الله وبخليلك إبراهيم يا الله وبكليمك موسى صالح قدر وبشعيب وإسماعيل يا الله وبسليمان نوح يونس ياسين وزكريا يحيى هود يا الله هارون يوسف إلياس وآدم داود وذا الكفل عيسى لوط يا الله ويوسف وبإسحاق وغيرهم من أنبياء ورسل لك يا الله وبالملائكة ترا ثم صفدهم جبريل ثم بميكائيل يا الله وصاحب النفع إسرافيل قابل أرواح الخلائق عزرائيل يا الله وبصحابة ثم الأولياء والعاملين من الأحبار يا الله وبصديق وبفاروق ثم بذي النورين mbégte la ñuy am di ànd ak yéen ci seen première chaîne de télévision privée bu Sénégal la 2STV jamono jii ñuy àddoog yéen nag ñu ngi fi nga xamante ni moom moo di Touba Mbacké di réaliser sunu deuxième partie émission bilan ak office des forages ruraux jamono ji may wax ak yéen ñu ngi fi nga xamante ni moom moo di forage F nekk ci route de Ndiourour ñu ngi nag ci ay waxtu rek daal di ñuy tëkkaleeg li nga xamante ni moo di grand magal bu Touba office des forages ruraux daal di jël matuwaay yëpp ngir jox askan bi ndox ci anam ba mu doyee comme ni ngeen koy gisee sama gannaaw réservoir bi di jox ndox ñi nga xamante ni ñoom ñoo di chauffeurs yi rawatina ci biir camion yi fas yéene dugg ci biir dëkk bi jox ko askan bi ñu manqué li nga xamante ni moo di ndox mbokk yi gannaaw bañ leen nuyoo dalal leen ci seen émission bilan balaa ñuy xuus dañuy jox rek kàddu ki nga xamante ni moo di Seyni Ndaw moom mooy directeur office des forages ruraux mu sànni yenn kàddu ci li nga xamante ni moom moo di disposition yi ñu jël laata ñuy ànd ak yéen. programme yi nga xam ne yi ñu ngi koy dérouler ci ñaari at yi ak yi nga xam ne yi ñu ngi ñëw programme bu sakkan la boo ko doon lim ci ay milliards rek. na plus de 112 milliards de francs CFA mu nekk lu am solo pour dire que donc état bi muy def la restructuration donc du secteur c'était pour que donc mu corriger les inégalités entre les zones urbaines et les zones rurales. Avant magal bi 2 semaines avant magal bi dañu envoyé benn équipe di recherche fuite di xool fuite yi te dañu am ay jumtukaay yi nga xam ni yu mucc ayib la yi nga xam ni c'est de dernier cri yi nga xam ne dañuy utiliser Dakar loolu lañu indi benn équipe mu ñëw rechercher fuite yi guddi pression bi bay gën a ñëw fuite yi nga xam ni c'est invisible équipe boobu lay ñëw rechercher fuite yi et par derrière OFOR moo koy réparer donc équipe bi jàll na beneen équipe la ñu envoyé woon pour remettre à niveau mooy poste de coloration yi pour ndox bi traitement ndox bi équipe jaaroon na fii def diagnostic bi commandé matériel bi am na matériel bi nga xam ni OFOR moo ko jël en charge am na matériel bi nga xam ni SDE moo ko jël en charge équipe bi ñëw na remettre tous les forages système de seen traitement à niveau. màggal at mu jot nii lay demee ñu lay manqué ndox at mu jot ren moo ci raw man sama kër yor naa ñaari kaaw bu feesoon du jeex mais ñu mot ñeenti fan ngi benn dox benn robinet xeliwu ñetti fan yëpp maa ngi fexe ndox tey laa ñëwoon fii 6 heures si suba fekk na ma fii. màggal bi du màggal bi rek màggal bi da ci raw waaye leen saa yi day am dër bu yàgg ndox du am man fi mu ne moo gisoon ku ma jaay sax man naa jënd waaye gisuma ku ma jaay. ndox daal manqué na lool ci dëkk bi buñ ko waxee ak buñ ko waxul manqué na problème boobu nag war nañu seet nu koy régler ndax ki jënd ay nagam jënd ay xaram jënd lu ne ak i galeemam loolu moo ëpp problème mu ndox mais bu amul ndox du mën a togg nag yi du mën a togg ginaar yi du mën a togg galeem yi. amoo ndox doo nekk ci la neex sa xol du mën a sedd ndax ndox mooy àdduna doo mën a jàpp doo mën a def lenn doo mën a sangu doo mën a togg kon daal loolu mooy sunu problème ñun waa Touba. li ñu bëgg daal mooy ñu xool ñun ñi nga xam ne ñooy habitant Touba ñu jàpp si participer borom dëkk bi def na kemti lay kàttanam pour dëkk bi
mën a am ndox mais dëkk bi ni mu réyee léegi ak ni mu toll vraiment il faut que borom kër gu ne dafa war a làmb si gafakaam ñu participer wu si ndox mi su ko defee ndox mi mën a doy. ñun taalibe ndigal la ni wiyee nan nu bàyyi ñuy génne ci suñu poos buntu kër bu ne ñu ne la sëñ bi ne la joxel nangam buntu kër bu ne taalibe bu ne nan la laaj na lan la nangam. problème mu ndoxu Touba c'est un problème sérieux parce que Touba du dëkk bu ndaw sérieux parce que Touba ci année bi dina am semaine boo xam ne benn xaaj ci population Sénégal dina fa nekk donc loolu tax na ba dañ ko war a jël avec beaucoup de responsabilité. su ndox manqué fu ne la ñuy dem di fa wëri ndox loolu daf ñuy sonal loolu maanaam wàllu cet gi da siy joué maanaam ceel gi maanaam ndox dafa baax si doomu aadama ndax maanaam suñu amul ndox rek maanaam ceel gu war du ci am togg bi fu mu nekkee dañ di wëraan ndox togg bi day taatu mu ngi nii kii baa ngi nii baag baa ngi nii waaye baag bi li ngay gis nii faaw ñu dem jëri dem woo si teen nii ñu ñëw ngir may ñu ndox lu ko may duñu am ndox wax dëgg yàlla sonn nañ ci loolu ñu ci gën a mën a jàppale mu gën. malgré nag ay citerne yu doy sëkk ñëw nañ fi mais daanu dajul fépp Touba dafa rëy citerne yi dina am mais mënta daj dëkk bi. population bi dañuy sonn si maanaam wàllu ndox bi. léegi suñu mënoon def loo xam ne liñ si mën a waxtaan nga xam ne ku nekk dina génne chaque 2 mois si poosam génne joxe ndax Touba fu mu nekk daanaka lu mat 4 millions de personnes fu nekk nii dëkk nañ biir Touba te mel woon noonu su ko defee jafe-jafe ndax loolu moo koy waral. boo xoolee sama kër Dakar man rek maa ngi fay ndox presque 5 junni ak lu tegal loolu ñaata kër ñoo nekk fii si Touba même 5 junni bëri na mais borom kër gu ne bu doon làmb fii si Touba 4 téeméer rek ndox mu neex sax mën nañ ko am. am nañu wax ne am nañu ay jafe-jafe ci yenn quartier lu wér la boo demee ci Jannatu boo demee ci Madiana boo demee ci Saam ci màggal bi amoon na ay jafe-jafe ndox jafe-jafe yu ndox yooyu mun nañ ko expliquer liñ ko mën a expliquer mooy wax naa la sànq ñun ci plan la ñuy dox plan bi ñuy dox mooy lu nekk bés biñ ko war a def bés boobu lañ koy def laata ñuy def ci groupe yi gasoil pour que bu courant coupé groupe yi mën a jël relais forage yi bañ a taxaw dañu am accident benn oto bu mbëkk benn poto Sénélec bi mu ko mbëkkee courant bi dagg ci 5 forage université Rahmatul Ahad FKB F5 ak Jannatu heureusement d'ailleurs que forage université bi ñu ko defaree ba pare groupe ba fa nekk dañ ko sécuriser woon ba forage Rahmatul Ahad parce que moom mooy jox hôpital bi ndox loolu guddi la woon minuit donc minuit ba le lendemain vers 11h midi réseau bi quasiment vide fekk na demande bi yokku bi ñu commencé waatee rétablir distribution bi demande bi yokku na tuyauterie bi amatul pression loolu moo doon jafe-jafe mais terewul ñu jël ko en charge ñetti quartier yooyu jël le maximum de camions citernes loolu yéen gisal ngeen ko seen bopp yóbbu ko ci quartier yooyu pour dimbale nit ñi mieux bu ñu ko defee ci bëccëg bi ba guddi gis ngeen directeur général dirigé na 2 opération coup de poing guddi bu camions yi wàccee ñu recenser demande yi ñu am yëpp jël camions yi dem may ñooñu ndox loolu également lu ñu prévoir la parce que ville bu mel ni Touba il faut que am ñoo xam ne dinañu am jafe-jafe ci ndox mi. dafa am réunion bu ñu doon tenir léegi solos ndaje mi li ko waral moo di dañ doon waxtaan ci anam yi nga xam ne moom la ñu war a séddalee camion citerne yi te sóoraale gox yi nga xam ne moo ëpp jafe-jafe te muy Jannatu ak lenn ci Madiana ak Daaru Xudoos ñu doon ventiler camions yooyu suivant demande bi ak suivant besoin yi nga xam ne population yi am nañ ko ci wàllu woowu loolu nag di firndeel collaboration boo xam ne am na ak it rafetal boo xam ne am na rataxal na diggante ci nga xam ne ñooy structure étatique yi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci terrain bi te xam situation bi ñu àndandoo lëkkaloo liggéey ngir rek jafe-jafe yi nga xam ne sentir nañ ko ci yenn gox yi te mënut a ñàkk ndax buñ naan 2 millions la population Touba nekk am lu tolloo 4 millions yu ci tegu
kon jafe-jafe mënut a ñàkk loolu tax dispositif additionnel bi état bi def ko fi muy wàllu camion citerne ngir xool quartier yi nga xam ne am na jafe-jafe ñu jël camion yooyu déployé foofu yóbbu ko ngir ñu mën a alléger jafe-jafe yi nga xam ne population bi am nañ ko foofu. mais comme ni ma la ko waxee sànq rek jafe-jafe moom mënut a ñàkk ndax fu doomu aadama yëpp dajaloo rek il faut mu am jafe-jafe tu jafe-jafe bi sax du ndox si domaine yëpp la waaye nag ndox dafa gën a sensible moo tax jafe-jafe mooy gën a fës mooy gën a feeñ. li nga xam ne daal moom la ñëpp waroon a def muy OFOR muy SDE muy Maawu Rahmati ñun jàpp nañ ne li ñu waroon def yëpp def nañ ko ngir saafara jafe-jafe yi nga xam askan wi am na ko waaye nag jafe-jafe mënta ñàkk. mais côté difficulté boo dee xool ñi ngi am jafe-jafe ci wàllu distribution bi tey ci jamono ji ma lay waxee nii am na ndox mu bari moo xam ne ñi ngi ko stocké ci réservoir yi ñi ngi def remplissage yi ak camions yi mais pour def transfert bi ci distribution bi ak conduite yi foofu la jafe-jafe yi amee. tuyaux yi niñ ko defaree ci dëkk bi moom moo laaj jàngat buñ war a defaat ngir gën ko mën a baaxal ndax am na ci yoo xam ni def nañ ko waaye xëy na niñ ko defee nekkul ci norme yi ñu ko war a defee donc xëy na laaj na jàngat ngir xool nuñ ko mën a renforcer ba mën a jëfandikoo lu tolloog daanaka 90 000 mètres cubes par jour. yu 25 forages yi nga xam ne moo ngi fi nekk di mën a produire nit ñi di ci mën a jot ci anam yi mu gën a baaxee. ni may waxee ak yow nii équipe yi bi nelawuñu te def naa presque tuuru forage yi nga xam ni wala réservoir yi ñu leen déployé te ñoom ñëpp ñi ngi sur place. am na ñoo xam ne aussi ñi ngi ànd ak équipe bu OFOR yi ak Maawu Rahma ñi ngi nekk si réseau bi di xool bu ñu amee jafe-jafe nan lañ ko mën a saafara. sama liggéey mooy yor camion yi. ndax leen doté seen carburant pour seen mission bi ñu leen affecté pour cette année sama poste bi ma occupé mooy responsable moyens généraux mooy yoroom chauffeur yeeg camions yeeg consort. En somme on a un peu plus de 130 camions suñu bos ci biir des camions privés yu ñu jël at un peu appui waa Eaux et Forêts waaw ñoom ñett yooyu lañ mobiliser pour mën a def un peu plus de 130 camions. fii ñu ngi fi ay 5 heures 6 heures du matin. Par exemple comme démb rek ñi ngi ñibbi ba 3h30 du matin pour beneen opération bu ñu bëggoon def ñii di daw ci guddi il fallait que ñu woo leen mobiliser leen xaar leen station doter leen encore pour ñu mën a def beneen opération ci guddi gi quoi. liñ ciy wax rek mooy que en tout cas li nga xam ne ministre hydraulique santaane woon na ko yu jëm ci waajtaayu màggal bi OFOR war ko def mun nañu wax ne loolu yëpp def nañu ko. def nañu ko ci ouvrage yi def nañu ko également ci travaux yi ba tax na tey mun nañu wax ne daaw production bi nga xam ne amoon nañu ko yokk nañ ko ren laata màggal bi di jot mois d'avril ñu tase ak comité d'organisation màggal bi tase ak autorité administrative yi tase ak Maawu Rahmati commune bi ak seen naataango journalistes yi càmbar li nga xam ne moom la ñu amoon comme jafe-jafe ci màggalu 2016 jël ci ay poñ yoo xam ne ci la ñu sukkandiku pour suñu jubluwaay ci màggal 2017 boo seetloo ci résultats yi ñu am gis nañ ne gox yu bëri yu doon manqué ndox lu mel ni daaw jéeg ren kenn déggu fa manqué ndox mun nañ ci lim Bagdad mun nañ ci lim Tindodi mun nañ ci lim Boukhatoul Moubarak nga xam ne foofu am na 38 quartiers mun nañ ci lim également yeneen gox yu mel ni Daaru Marnaan yu mel ni Xayra. jamono màggalu Touba boo jëlee Touba moo nekk première agglomération au plan ñi fa nekk du monde li tax moo wax ko mooy superficie bu ndaw la. nga concentré fa 3 à 4 millions d'habitants sur 3 jours la veille du Magal jouru Magal bi ak le lendemain Magal loolu techniquement kenn mënul satisfaire à 100% besoin nit ñi foofu loolu mënul nekk il faut que ñii am ndox il faut que am ñoo xam ne également am nañu problème. Touba liñ ciy fàttali rek mooy bu fekkoon nit ñi dañuy ñëw di dem peut-être dina gën a neex a gérer mais nit ñi dañuy ñëw toog. te liñ ci jàngat mooy dina ñëw toog la veille toog bés bi ca ëllëg sa également ñu toog ku wax ne à 100% di nga mën a satisfaire besoin yooyu loolu lu jafe la.
sëñ bi ñu ngi ñëw fii tey jii dellusiwaat ci bërëb bu sell bi di bërëbu Xaadimu Rasuul di jiital suñ nuyoo ci xalif général des Mourides nuyoo boo xam ne bii nuyoo président lañ indi. tey nag dañ ñëw comme ni ma ko waxee ziyaare si indi aussi ndox moo xam ne bii xalif bi dana am ay gan danga am ay gan yeneen chef religieux yi également danañu am gan mu nekk bouteille yoo xam ne yii waa OFOR ñoo ko indi tey jii muy 800 pactes nekk 5000 bouteilles d'eau juróomi juney bouteille ndox donc loolu lañ ñëw indi ko teg ko ci sa loxo di ñaan ci barke borom bés bi ci barke xalif bi ñaan yàlla fexe ba nga xam ne bii daal ndox du nekk jafe-jafe fii te phase de couverture bi sëñ bi mobiliser nañ plus de 100 agents muy agent waa OFOR di agent waa hydraulique di agent waa SDE di également ay agents yoo xam ne yi jóge nañ eaux et forêts pour camions yi nga xam ne yi dolli nañ ko ci camions yi nga xam ne yi indi nañ ko fii donc ñu ngi ñaan yàlla daal yàlla mottali lépp. mi ngi nuyu ñi fi teew ñëpp jiital ci nuyoo bi directeur effort Mamat Sini Ndaw ak mbooleem délégation bi ma àndal ne ba ci jox mi nga xam ni moo la nekkal fii ak ne ñi ci des ñëpp rek te nga seq ak ñoom liggéey bi ne ñi ngi lay sant bu baax di la gërëm ne jaam ak pexeem waaye yàlla mooy dogal ne li indi manque ndox mi ne accident la ne kon nag loolu yéen a ngi ci góorgóorlu ndax ñu ngi leen ci soññi ñu fexe ba dabaatal ci réseau bi li manqué woon ba nga xam ne bu doon ndox mi dee manqué du gaaw lool ndax màggal gi moom la ci ëpp solo mooy ndox mi kon nag rafetlu nañu jéego yi ndax xam nañ li ngeen ci def ñu ngi ñaan ci suñu boroom ñu mottali ko ba gàllankoor yi ci amoon lépp jeex ba màggal gi yegg ci jàmm ngeen daje ci ngërëmal sëriñ bi kon jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah ngeen tàllal mu ñaanal leen. mbégte la ñuy am jàkkaarloog yéen ci seen première chaîne de télévision privée bu Sénégal la 2STV di ànd ak yéen seen émission bilan rawatina deuxième partie bi nga xam ne moo di série d'émissions yi ñu doon tourné ak office des forages ruraux comme ni mu leen ko waxee woon dans la première partie li nga xam ne moo di émission bi dama ne leen woon avant pendant ak après màggal bi la gannaaw ba ñu génnee ci xew-xew diine bu mag boobu noonu tey jii nii ñu ngi jàkkaarloo ki nga xamante ni mooy Seyni Ndaw di directeur général bu office des forages ruraux innovation bi nag moom mooy daf ci ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñooy collaborateurs am yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci biir direction bi monsieur le directeur ñu ngi lay nuyuwaat sax laay wax di la dalal ci li nga xam ne moom moo di émission bilan rawatina ci deuxième partie bi. merci Diop maa ngi lay nuyu di nuyu waa 2S di leen sant di leen gërëm et di sawar lool pour gisaat leen pour après le màggal. absolument xanaa di la laaj rek coono màggal bi nan nga ko. mais coono ba neex. waaw parce que comme ni nga ko waxee événement religieux bu mag borom bés bi nekk nit ku mag donc di nuyu xalif bi di koy ziar di nuyu également son porte-parole Serigne Bass Abdou Khadre ci ànd bi nga xam ne bii ak gunge bi nga xam ne bii
defal nañu ko avant. pendant le alors monsieur le directeur général ci jamonoy màggal bi gis nañ la ci terrain bi avant pendant ak après ñu la doon confondre sax ak équipe technique bi nga xamante ni ñu ngi fa woon à chaque fois bu ñëwee ci base bi tôt le matin dañ la fay fekk ba ci ni mu gën a guddee c'était important. très important l'état-major était à Touba am nañ fa benn base et tous les agents qui sont à Dakar également dañ leen mobiliser woon pendant cette phase de couverture donc ñoom ñëpp a dem. amul pratiquement ku desoon fii Dakar pratiquement mën nañu wax ne donc ce sont les assistantes ñoom ñoo fi desoon donc loolu nekk lu am solo wax nga ko gis nga nañ doon guddee parce que tout simplement c'était pour parer à des problèmes ensuite sama teewaay foofu aussi sama présence également pendant la nuit loolu aussi dafa doon sawarloo xam ndax les équipes et je crois que amoon na ci solo lool te aussi sentiruma ko voilà sentiruma ko benn yoon parce que ña fa ñëwoon yëpp dañ àndoon ak une volonté ak dévouement boo xam ne bii macha allah. c'est vrai que ren kilifa yi dañoo jël disposition yi maanaam embouteillage bi fa doon am sax ren nemmeekuñ fa parce que grandes artères yëpp lañ dindi li nga xam ne mooy li ko doon encombré. gis nañ fa un nombre important de camions boo xamante ni mu ngi woon foofu ci Touba ci dëkk bi sell bi au-delà de robinet bi c'était important également tamit ngeen jël yooyu noonu ngir desservir li nga xam ne moom mooy yenn points yi nga xamante ni ñu ngi biir Touba. waaw gis nga nombre de camions yi plus de 100 camions. mobilisé nañ ko muy camion waa OFOR presque 40 camion waa Eaux et Forêts ak location de camions yi nga xam ni defoon nañ ko dem nañ sa ba suñ yenn partenaires yi ñu woo leen ne leen kaay leen jàpp ci bés bi parce que nekk na bés boo xam ne bii bés bu màgg la ñii ñëw Touba mën nañ ko xayma donc il fallait que ñu jël disposition yëpp pour que foo xam ne fii am na baisse de pression camions yi mën fa dem foo xam ne fii am nañ jafe-jafe ndox camions yi mën fa dem donc loolu moo taxoon donc nombre de camions yi bëri lool mais camions yi à aucun moment gêné wuñ la circulation comme ni nga ko waxee am na disposition yoo xam ni autorité jëloon nañ ko ba nga xam ne camions yi donc mën nañ dem dikk sans problème d'ailleurs moo tax ren boo xoolee nombre de rotation yi nga xam ne camions yi def nañ ko moo ëpp rotation yi ñu doon def ci yeneen màggal yi passé donc loolu tax na tension bi nga xam ne bii waroon na am ci ndox mi wàññeeku na bu baax am na nag ay quartiers yoo xam ne am nañ problème yooyu moom xam nañ ko moo nekkoon donc Jannatu moo nekkoon Madiana moo nekkoon donc Sam bon Daaru Rahman aussi amoon na tuuti ay jafe-jafe Daaru Xudoos aussi léeg-léeg ay baisse de pression mais mën nañ wax ne globalement en tout cas assister nañ les populations fexe ba nga xam ne tolof ndox bi daal demul ni ko nit ñi séentu woon peut-être parce que avant màggal bi ñu ngi doon wax ndox day ñàkk mais am na ci quartier yoo xam ne yi ak disposition yi nga xam ne jël nañ ko ñoom ne nañ sax gëj nañ amee noonu ndox donc pour dire que globalement en tout cas l'OFOR def na la mu waroon def engagement yi nga xam ne jëloon nañ ko yëpp motale nañ ko ci ànd ko nag ak les autorités administratives gouverneur préfet sous-préfet le comité d'organisation waa Maaw mais également suñu partenaires yi nga xam ne yi donc ñu ngi ñëw di ñu jàppale muy waa SDE muy waa Eaux et Forêts ensuite ak waa CO donc ñëpp jàpp nañ ci vraiment organisation bi moom kenn desul macha allah te je crois que bañ paree aussi autorités yooyu waxtaan nañ ak ñoom def nañ évaluation te sant nañ ñu ci disposition yi nga xam ne yi jëloon nañ ko. Tout à fait. Parce que li ngeen yore c'est important dans la vie des humains moom mooy ndox ñàkk ko ci àdduna wóorul alors yaa ngi koy wax léegi ay dispositions yu mag ngeen jël ngeen injecté si beaucoup de sommes d'argent ngir mën a satisfaire ñi nga xam ne mooy pèlerins yi fay ñëw mais zone yi nga xamante ni da nga leen a lim ne ci biir màggal bi xëy na ñoom ñoo xawoon a am problème pression ak yooyu noonu liñ ci jaaxal mooy zone bi centre bi la. avant màggal bi di ñëw am na benn incident boo xam ne bi keroog bi ñu demee di gis. le porte-parole sëñ Bass waxaat na ko fa mu nekk incident boo xam ne bii kenn mënu koon prévoir d'ailleurs loolu moo taxoon ñun ci màggal bi am ay groupe électrogènes yoo xam ne yi defoon nañ l'entretien les forages yi nga xam ne c'est des forages stratégiques
placer fa ay groupe électrogène disposition boobu su fekkoon ne jëluñ ko woon kon mbir mi naroon na mën a gën a tar mais fekk na déjà groupe yooyu placé woon nañ leen ba pare donc loolu mu nekk loo xam ne lii lu am solo la yeneen problème yi am ci yeneen quartiers yi aussi mooy jannatu donc forage u Serigne Saliou donc bon amoon na ay jafe-jafe ñu réparé ko jënd pompe bu bees mais nam doon débuté xaw na wàññeeku loolu donc am na ci répercussion mais gis nañu aussi réseau Touba comme nekk na réseau boo xam ne bii pratiquement kenn maîtriser wu ko bëri ay plombier booy xaj ci robinet da ngay woo plombier rek mu ñëw est-ce que plombier bu qualifié la ou bien bu qualifié wul am na ci ay branchement yoo xam ne jaarul yoon. voilà loolu aussi bokk na ci li nga xam ne lii créé na ay problème ci yenn quartier yi mais loolu je crois que danañ ci jóg gën ko gestu gën a xam le réseau gën a sensibiliser ba nga xam ne nit ñi bu ñuy branché mën na demander une autorisation mën ko def donc dans les normes c'est extrêmement important. alors may fàttali mbokk téléspectateurs yi ñuy prendre en cours que ñu ngi sunu deuxième numéro émission bilan bi ñuy def ak OFOR ñuy jàkkaarloog le directeur Seyni Ndaw ak son staff mooy collaborateurs yi muy liggéeyal fi nga xam ne moom moo di ci direction bi. alors monsieur le directeur ñu des ba léegi ci jamonoy màggal ji parce que ñun bañ fa demee interroger nañ benn waay bu ñëwoon ci base ba pour signifier leen ne soxla woon na ci camion yi ndox yooyu mais dafa am benn suggestion bu ñu joxoon ne tey jii. problème mu Touba ci wàllu ndox toll na fi nga xamante ni sëriñ bi dinoon na baax mu joxe ndigal que ni képp koo xamante ni yaa ngi yeewoo Touba te su màggal bi jotee ngay rey yëkk bu toll ni loo xamante ni kenn mënu ko wax te xaalis la ne serait-ce que benn somme bu symbolique nga participer ko ngir jàppale état bi mu indi ndox ci Touba ca anam ba mu gënee te du am benn perturbation. waaw xam nga ndoxu Touba moom période màggal rek lañ koy wax. à part ndox mu naqari mi te kooku nappe bi la mu nekk ndox moo xam ne bii ba Touba nekkee ba léegi ndox mi neexul parce que la nappe est salée mais bu période màggal bu weesoo ndox du ñàkk day am forage yoo xam ne sax dañ leen di tëj parce que tey jii am nañu production boo xam ne bii entre 90 000 à 99 000 mètres cubes ci période màggal bi boo xoolee la moyenne mu nekk 95 000 mètres cubes jour donc loolu. ëpp na même fi mu nekk nii consommation wu Touba mais màggal bi comme ñii ñëw ñi ngi wax ne ay 2 millions la ay 3 millions xam la de pèlerins donc dafay nekk benn pic boo xam ne bi pendant ces 3 jours dafay rëy lool su fekkoon ne da ngay xam a priori ñaata nit mooy ñëw mën nga xayma li nga am ci ndox jël disposition yee war mais fii da ngay ne rek. da ngay à peu près moo tax léeg-léeg donc bon ay surprise mën na am mais ci wàllu régler problème mu ndoxu Touba ci wàllu réseau boo xam ne bii c'est un réseau boo xam ne bii dafa màgget réseau boo xam ne branchement yi ni ñu ko defee am na ci bëri yoo xam ne jaarul yoon ndox mi naqari moo tax état bi mu ngi xalaat ci ressource en eau yi nga xam ne gis nañ ko Touba Bogo naka la ñuy def ba indi ndox mu neex boobu ci Touba donc loolu tey jii autorités religieuses yi xam nañ ne loolu mooy solution bi autorité étatique yi aussi mi nga xam ne bii aussi ñoom ñoo indi xalaat bi xam nañ ne loolu donc lu war a mën a nekk la mais ci biir waxtaan je crois que bu fekkee ne projet boobu réalisé nañ ko bu boobaa nit ñi danañ accepter participer sur le prix de l'eau loolu kenn bañu ko journaliste yi posé nañ ma problème bi à Touba man leen ku nangoo fay facture d'électricité moo gën cher lool nangoo fay facture téléphone ou bien ngay dem jënd crédit di recharger sa portable chaque jour yaakaar naa ne kooku li nga xam ne lii moom mooy une source vitale boo ko nee kaay nga participer ci du la wax ne déedéet te tey jii Touba li ñu constaté mooy même au-delà de la population am na ci ay services yoo xam ne yi ñu ngi fa di jël ndox di def ay services di koy jaay te pourtant ñooñu duñ fay ndox. C'est paradoxal. xam nga c'est kooku moom dafa doy waar. donc si bien que aujourd'hui état bi mu ngi waxtaan en rapport avec les chefs religieux ak xalif bi ak son entourage pour trouver une solution donc bon structurelle
à Touba. Pour dire que donc période magal bu ñëwee moom esprit de solidarité dafa war a am xam ne ña fay daje dafa bëri population bi pèlerins yi mën a xam ne aussi nañ doon utiliser ndox ci seen kër avant ñu ñëw Touba mën nañ ko utiliser noonu fu àdduna yëpp daje économiser ndox ma dafay baax bañ a gaspiller esprit de solidarité boobu donc mën a am. Tout à fait alors ñu lay gërëm di la sant avant ngay tëj rek avec la permission de Mbengue mu may ma peut-être ma jox kenn ku nekk mu présenté wu c'est important ñu xam moom lan la ci OFOR. maay tudd Amadou Bey Ndiaye maay secrétaire général OFOR suma liggéey mooy jàppale directeur général ci mission yi ñu ko dénk particulièrement di coordonner direction opérationnelle yi ak di exécuter mission particulière yi nga xamante ni si dina ma koy confier de temps en temps loolu mooy suma liggéey. maa ngi tudd Ndiame Diop maay directeur contrôle exploitation maanaam maa yor lépp lu jëm si contrôler l'exploitation des périmètres mis en délégation yi nga xam ne moom nañu confier les opérateurs privés. maa ngi tudd Lamine Ka maay le directeur des études et de la planification maanaam bala ñoo def liggéey bi sama direction moom mooy intervenir saytu lépp lu ñu war a def donc accompagner les autres directions ci dossiers yi ñuy préparé pour mën a def liggéey bi normalement. waaw le dernier mot mooy di santaat di sant donc bon le chef de l'État bi nga xam ne bii moom moo ñu jox cette confiance pour diriger l'hydraulique rurale di sant également le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement di sant également le premier ministre de la confiance bi nga xam ne bii placé nañ ko à l'OFOR pour que mu mën a régler l'hydraulique rurale liggéey boobu donc ñu ngi ci gis nañ également gunge bi ak jàppale bi te incha allah rabbi danañ ci def lañ mën ba nga xam ne bii objectif bi nga xam ne bii moom lañ assigné à l'OFOR ñu mën ko atteindre di sant également les autorités religieuses di commencer par le khalife général di nuyu ñëpp ña fa nekk di nuyu waa Touba di sant également les pèlerins pour la compréhension xam nañ ne donc bon période magal bi bu jotee c'est l'affluence ay millions de Sénégalais même ñu nekkul Sénégalais donc bon dañuy ñëw loolu yëpp dans la compréhension et dans la discipline je crois que moom moo tax globalement personne n'a senti donc vraiment une tension au niveau de l'eau am na nag ay quartiers yoo xam ne amoon nañ ay jafe-jafe mais ñooñu ñu dalal seen xel mais juste après donc bon le magal on va faire encore le diagnostic et apporter donc bon les solutions idoines donc di gërëm ñëpp di sant ñëpp mais également di leen sant également waa 2S yéen a ngi fi woon avant pendant le magal aussi yéen a ngi woon ak ñun après le magal yéen a ngi nii encore di sant tous nos partenaires fàttewuñu kenn di gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaam